ngëm-ngëm la kon ngëm-ngëm ak pas-pas lu doomu aadama bu ko lamboo rek fu nekk mun nga faa yegg xam nga Serigne Cheikh Al Maktoum dafa doon wax ju am solo da doon wax pas-pas dina defar fii defar fële c'est clair ñu ne ko sëñ bi ci naka mu ne ndaw su amul pas-pas jeune bu amul pas-pas suñu borom gedd na ko ñu ne ko sëñ bi lu tax mu ne parce que du jëriñu fii te du jëriñu fa ñu jëm xam nga borom xam-xam bu extraordinaire doon nay wax ne ñaari ngi nii baaxul ci kër ñu ne ko sëñ bi lan la mu ne mbalit ak góor bu ñu yendoo ci kër mu ne mbalit bu yendu ci kër baaxul waaye góor gu yendu ci kër baaxul c'est clair macha allah très bien Bougane gannaaw ba nga nuyoo nit ñi ba noppi li la Sénégal yëpp dégg mooy Bougane seppi nañ la ci parrainage bi te pourtant fu ne dégg naa la fi ci réew mi ndax danaa la topp nii ci biir yaa ngi ci àll bi yaa ngi Louga yaa ngi Diourbel mais léegi pourtant lu tax ñu seppi la. mais wala ñi la signal ñoo nul nga baal ma baal ma sax mais est-ce que ñoo nul wala nga xam ne yow yaa xamul lu ñuy parrainer lu xew. waaw maa ngi lay sant bu baax Maodo ci laaj bi. xam nga ñi fi ne. gëm sa bopp daf leen a jaaxal. xam nga gëm sa bopp est devenu une réalité politique Maodo. absolument ci firnde. jour bi Macky Sall di def parrainage di def investiture am. ñun dañoo nangu jour boobu ñun def suñu investiture ci même jour bi muy def investiture am jël stade Amadou Barry. feesal ko ba mu fees dell joxuñu nit tissu joxuñu ñu t-shirt fayuñu kenn ne ko ñëwal. jël leen Ndiaga Ndiaye faw nga jël leen pour ñi ñii ñëw. normal mais dama ne ñun fayuñu benn doomu aadama ba ci parrainage bi musuñoo fay benn doomu aadama am benn doomu aadama bu mus a gis ne ñun fay nañ ko. par conviction lañ ñëwee. ah wallahi alazim li jaaxal ñii ñu jiite mooy mbooloo mi topp gëm sa bopp bërki démb ñu ngi jugee Ndar ku ne gis na fa la fa xew jugee Thiès jugee Touba bërkaati démb le 25 décembre bii passé ñu ngi woon Kër Massar on a rassemblé au moins 8000 personnes ay nit ñoo xam ne joxaloo leen 1000 francs joxaloo leen t-shirt joxaloo leen mbubu néroole ñi ñëw gëm ndax pas-pas ñi ñëw gëm ndax yéene bu ñu am ci Sénégal changé bi ñu di waxi parrainage Maodo ata ngi nii may liggéey togguma Ndakaaru fépp fu Macky Sall teg tànkam teg naa fa sama tànk bi. ah bon da ko doon topp. fépp fu mu teg tànkam moom bi muy dem 2011. fépp fu mu teg tànkam listam laa yor teg naa fa suma tànk bi dem naa ba dem ay dëkk yoo xam ne moom mosu faa teg tànkam parce que xam naa ne élection boo koy gañee doo ko gañee Ndakaaru ñiy gañe élection yi muy nit ñu nekk ci dëkk yi te faw nit ñi xam la sénégalais bu la xamul du la woteel ma dem foo yaakaar teg naa fa suma tànk bi foo yaakaar rek. Sénégal gépp foo yaakaar diggante Lamban Wilane diggante Medina Yoro Fula diggante Ñemenike diggante Kidira Goudiri diggante la forêt de Makayop Ngent Paate Lugge foo xalaat teg naa fa suma tànk bi waxtaan ak nit ñi échanger ak ñoom ñu comprendre moom Macky Sall am na information yooyu ñi mu bàyyi ñu jàll ñëpp ku ci nekk xam na sab dayo ku ne xam na loo mën li muy def lu mu xam la de. ah bon ah oui yow pour yow c'est calculé. Macky Sall man su ma demoon élection. mën naa bañ a jàll moom premier tour du fa romb. mais maanaam ci booba ngay gis président bu demul bu dul génn nit ñi dem deuxième tour moom Macky Sall du ci bokk barke Xaadimul Moustapha. mais dans ce cas-là yow kon mbooloo mi toppoon sa ginnaaw fu ñu mujj est-ce que seen yaakaar du tas. nit seen yaakaar du tas xam nga lu tax. yéene bi ñu am ci soppar ñi Sénégal ñu ngi ci te dara duñu ci jële incha allahu rabbi des na ko doxal danañu ci wéy parce que yéene bi ñu am mooy soppi Sénégal ak ay nit yoo xam ne du ñuy politicien Maodo yow mii buñ jàkkaarloog yow ne la diw mii politicien la sa xel li muy njëkk a dem mooy du waxkatu dëgg buñ ne la diw mii politicien la sa xel li muy njëkk a dem mooy nit la koo xam ne ko gorewul day war nit buñ ne la diw politicien la sa xel li muy njëkk a dem mooy nit la koo xam ne kuy dunde ñaqu jàmbur
jikko yooyu yëpp bëggaloo ko sa doom sénégalais bi bëggalu ko doomam waaye ñun suñu problème mooy jikko yooyu nekk ci politicien donte bëgguñu ko waaye ñun suñu ëllëgi doom ñu ngi koy dénk politiciens yi pourquoi fan lañ la wax ne la politicien rek moo la war a jiite yéen ñiy génne daara yéen ñi jàng daara doone arabisant lu tax ñu gëmloo leen ne waru leen bokk ci ñuy wax ci turu askan wi lu tax gone gi génne daara yi sëñ Saaliw ba muy jàng gëmloo nañ ko ne ko doo bokk ci ñu ñuy jiite mukk te ñoom li ñuy jàng ñun ñi ñëpp moom la ñu soxla muy alxuraanul karim moom la ñu yaakaar waaye ñoom politiciens yi dem nañu ba gëmloo ñu ne yéen ñi jàng alxuraan yéen ñi jàng arab waru leen bokk ci ñiy wax ci turu askan wi pourquoi parce que gëm-gëm la moo tax ma jàpp ne loolu dafa war a dañ rapport yooyu il faut ñu dindi ko parce que système bi fi nekk 1960 ak léegi moo dem ba nëxal xel yi nit ñi jàpp ne lii rek mooy li war a mën a nekk. d'accord mais Bougane c'est très bien ci logique bi nga nekk nii mais dafa am suñu benn confrère moom moo jiitee le journal Le Time Moutbane dafa wax ne nga baal mais conseil constitutionnel dañ ko piégé ci fichier bi mu yore moom ba léegi bind na ko wax na ko ci ay même seen média bi sax wax na ko fa gars yi woo nañ ko je crois suñu confrère bi nekk foofu la parce que ñoo bokk liggéey bi ay dara mu ne ko effectivement gars yi dañu piégé li ñu yore ñoom jumtukaay yi ñu yore. dëppoo ak bi yeneen gars yi yore waaw loolu moom. dama la koy prouver léegi. prouver wallahi alazim. li mun baan wax dëgg la kon. non dama lay prouver ne fichier bi ñu yor du fichier bu baax. prouver la ne ñoom conseil constitutionnel. dañu leen dugal ci escroquerie dañu leen dugal ci manipulation dañu leen dugal ci benn vol à grande échelle. Ah bon? Oui. Et on a emballé la société civile dedans. Société civile boobu dem naa ba gis leen xam nga bi njëkk mooy Maodo su ma la joxee sama kayitu ndono ne la lii sama kayitu ndono la bu ma deewee nii laa bëgg ñu miraase ma. bu ma la joxee kayit gi. lan mooy sa wareef sele ko dugal ko ci enveloppe tëj ko. denc ko xaar ba bis. boo xam ne yàlla na yéex a ñëw nga doog a ko génne dëgg la wala du dëgg. waaye bu ma la joxee kayit gi nga ne ma kayit gi balaa ma koy def ci enveloppe bi dama koy photocopier loo koy photocopier nga yor photocopie bi juróomi fan doog a woo waa ji ne ko kaay ñu gëstu li nga ñu jox. loolu moom la ñu naxee ñépp ñi jaar conseil constitutionnel waa conseil constitutionnel du ñu ay informaticiens pas yi fa nekk 70 ans 60 ans 65 ans 70 ans la ñu am na ci ñoo xam ne xamuñu nan la ñuy taalee ordinateur nga jàkkaarloog ñoom ñu war a àtte ci loo xam ne ñoom xamuñu ko. mais est-ce que ñoom mënuñu wut ay informaticiens yu. mais informaticiens yi ñu wut kan moo leen tànn lan mooy seen xereñ logiciel bi ñuy utiliser naka lañ ko paramétrer yow Maodo Faye xam nga ne logiciel c'est pas un esprit. logiciel da nga koy programmer. waa société civile ñoom ci seen bopp ba ma demee ci réunion ñoom nangu nañu ne ñoom xamuñu nu ñu paramétrer logiciel bi. ah bon wallahi al azim. reconnaître nañ loolu wallahi al azim man du ma wax di sànni. Moundiaye Cissé mu nga fa woon. professeur Babacar Gueye mu nga fa woon. am na seen benn informaticien bu fa toogoon ak keneen ku tudd Ndiaga je crois ñoom ñeent toog nañu ma wax ak ñoom ñu ne ma ñoom ci seen bopp d'accord nañu ne xamuñu logiciel bi naka lañ ko paramétrer waaye li gën a garaaw nangu nañu ne clé USB ñun yi ñu indi laata ñu koy mettre sous scellé contenu wu clé bi li nekk ci clé bi dañ ko sotti ci machine bi d'abord avant ñuy jël clé bi di ko dugal ci enveloppe bi waaw bu fekkee ne le contenu transféré nga ko. pourquoi ngay denc le contenant. ça n'a aucun sens bon ci logique bi nga wax ni xel du ko xaw a. li ma la wax nii. oui oui ñoom bu ñu ñëwee fii. du ñu weddi li ma la wax. moo tax biñ nee ñu ñun dàq nañ ñu. yónnee ñu suñuy kayit ñu ànd ak daal nag ne comme yónnee nañ ñu kayit yi nañ ko xool bi ñu xoolee kayit yi ci motif dafa am motif boo xam ne bu ñu la ci dàqee. doo ko remplacer. waaye bu fekkee ne nit ki doublon la maanaam signal na la signal keneen. boobu mën nga ko remplacer. kon ñun ñu am fanweeri junni ak juróom-ñetti téeméer ci yoo xam ne ay motif de rejet la yoo xam ne mënoo ko remplacer xam nga fanweeri junni. ci juróom-benn fukki junni ak juróom-benn yoo déposé 66 820 yoo déposé. ñu jox la 30 800 nangam ne la yooyu baaxul
yooyu mënoo ko remplacer xanaa kon loolu mooy doo jàll parce que 53000 minimum ci ngay doog a remplacer. est-ce que yéen génnee teg nañ ko ci est-ce que yéen génnee teg nañ ko fu leer. mais justement loolu mooy li ma lay wax xoolal ñun liñ leen jox. ñii dañu wax ay non électeurs lañu. non électeur dinaa ci ñëw mooy ku mënul wote. oui waaw ku mënul wote nooy amee carte électeur nooy amee numéro d'électeur ñii dañ ne mënuñu wote. lan moo prouvé ne mënuñoo wote. non ñoom ñooy décider ne. mënuñu wote ñoom ñoo wax loolu. ñoom ñoo lay wax loolu mënuñoo voté ji waa d'accord. ñu ne kii mënul wote. mooy motif bii xoola non électeur. d'accord comprendre. waaw léegi non électeur nooy amee numéro carte d'électeur non électeur nu muy amee circonscription de vote non électeur nu muy amee bureau de vote waaye ñoom lan mooy seen erreur ñoom lan mooy seen responsabilité ñoom ñii ñu parrainé lu ci seen responsabilité mais loolu du problème bi ñun bi ñu leen di jox fichier bi ñun dañ leen jox fichier boo xam ne numéro d'électeur yi 9 chiffres la. waa xoolal fii bii du 9 chiffres la. oui mais xoolal bii lan la 7 chiffres. 7 oui. yi ma def rose yëpp yi ñu marqué yëpp ay 7 chiffres la waa nan la leen di joxe ñoom conseil constitutionnel fichier boo xam ne 9 chiffres la. ñu delloo ñu ay fichiers yoo xam ne ay 7 chiffres la mu ngi di xam nga lii tung ne du teew ñuy nataal gis nga waa société civile bi ma demee wan leen lii dañoo taf seen gémmiñ. dañoo jaaxle. barki Xaadimul Mustafa tey jii dañu waroon def ñoom dañoo waroon organiser ñoom waa société civile aljuma dañoo waroon organiser conférence de presse lu tax organiser wuñu ko lu tax organiser wuñu seen conférence de presse boobu aljuma parce que lii ma leen wan moo tax ñu ne duñu wax ci lu ñu xamul kon danañu delluwaat conseil constitutionnel ba ñu wax leen lu leer xoolal bii motif bii xam nga lan la. région yaa ngi ma koy montrer nii. région de vote non conforme maanaam ñii dëkk Louga. xoolal kii fu mu dëkk lii du Sagata. Sagata c'est dans la région de Louga. kii lu mu dëkk tudd Kaneen Njomb. si Louga la waaw léegi ñii ñu woo ñoom ñëpp xoolal Louga lañ dëkk. waaw ñu ne ñu ñoom ñii dëkk Louga ñoom région bi ñu leen def ñun du région bu baax bi. wala loolu. mooy njublang gi ma lay wax léegi loolu garaawul de mais xoolal fii am na ñoo xam ne dañ leen def ñu ne ay doublon lañu. mooy signé fii. waaw suñu ay responsable ñun. ñun suñu ay responsable ñi nga xam ne ñoom suñu ay responsable lañu ñun. waaw Louga ak Tamba ñu ne ay doublon lañu. ñu bokk ci waa gëm sa bopp. waaw ay responsable ñu ne ay doublon lañu mais buñ nee la sax doublon la garaawul mais xanaa bu ma nee la doublon la dama naan la dafa signal Bougane signal Maodo signal keneen waaye dañuy ñëw ne la rek Maodo mii doublon la point. mais du la montrer fa mu signé 2 fois. amul dara looy wax yow maanaam conseil constitutionnel danga naan da ngay nangute ne muut amul leneen. doublon bi amul benn. amul explication amul dara conseil constitutionnel amul explication amul dara amul kenn ku fa mën a wax ne jot na quelque explication que ce soit alors yàlla moo leen weer ñoom conseil constitutionnel ak ñi ñu àndal yàlla moo leen weer parce que gëmuñu woon ne àdduna dina dox ba ñu gis lii ñetti feuille la. mais Bougane li nga wane ni garaaw na de. non man xam nga du ma waxantu tamit Maodo man ku ma xam ne du ma caaxaan lii mooy li ma la wan xoolal. lii ñetti feuille la. oui. ñetti feuille la. recto verso. xam nga ñaata feuille lañ ma jox. 2500 feuilles recto verso. moom lañ la jébbalal. waaw 2500 feuilles recto verso ci 2500 feuilles yi laa jël ñetti feuilles yi xoolal feuille bi xoolal liñ ci colorier li yépp en rose. maanaam lii yépp ay 7 chiffres la alors que 9 chiffres moom mooy donnée bu baax bi. pour valable. Numéro carte électeur. moom mooy bu valable. waaw yow ñu jox la ay 7 chiffres. te man ma jox leen ay 9 chiffres. fu ñu jëlee 7 yi. mais machine ya ñu doon manipuler. suñu données ya ñu sotti ca machine ba ñu njegsee. loolu moo manipuler lii. ok kon dañu piéger machine bi. donc d'accord. càcc gi xam naa li nga bëgg a wax. c'est-à-dire que càcc gi. escroquerie bi Macky Sall di def. sàcc bi ñuy def ci parrainage bi. foofu ca conseil constitutionnel la commencé moo tax ma ne conseil constitutionnel dañ leen dugal ci lu ñu xamul. waa kan mooy contrôler opération de vote yi kan moo koy def. peut-être Sénat peut-être je sais pas. non Sénat mooy def loolu. oui loolu rôle Sénat la. waaw lu tax Sénat kenn boolewu leen ci opération vérification parrainage. parrainage bokkul ci processus électoral. ok waaw lu tax boolewuñu leen ci. parce que Sénat ay nit yi dëgg lañ. parce que
que Sénat ay nit lañ ñu bokkul fenn parce que Sénat seeni informaticiens ay nit yu xereñ lañu te kenn du leen dugal ci benn njublang moo tax moom président conseil constitutionnel mu seppi waa Sénat ci processus de vérification bi ñoom waa société civile dañu leen dugal ci loo xam ne xamuñu ko parce que bi ma toogee ak ñoom Moundiaye Cissé professeur Babacar Gueye et cetera ñoom ñëpp nangu nañu ne li ñu leen di saytuloo ñoom ci seen bopp amuñu ci benn maîtrise xamuñu logiciel bi nuñ ko programmé xamuñu kan moo liggéey logiciel bi. d'accord mais Bougane yow mi jiite gëm sa bopp xam nga gars yi bi ñu seggee ba pare dafa mel ne boo deful ndànk pour le moment il y a 8 parce que Maître Madické Niang Idrissa Seck El Hadji Malick Gakou wax nañ ne ñoom complété nañu ak 5 ya nekkoon fële muy 8 probablement mais am na nu muy demee 5 lay doon te yow dégg naa yéen waa nekk ci kujje politique yi ngeen naan premier ministre bi xawoon naa junj luy wax ne 5 yi ci lañ jëm loolu moom calcul bien en amont la wala lu xew. waaw mais xam nga premier ministre bu fekkoon ne day gisaane wala mu am xam-xamu gisaane. wane na ko yàgg na. ah bon du gisaane njublang la gu ñu tëral ànd ak ay institutions judiciaires pour jëfe ko. Sénégalais yi man li ma jaaxal li ngeen di wax ne yéen preuve ngeen ci am. preuve man kay wan naa lay preuve. non preuve bi lii moom dafa xaw a yéeme man lii moom daf ma sax. xam nga man dama la wan preuve. man du ma waxantu du ma wax di sànni dama la wax ne la lii. conseil constitutionnel la jóge chiffres yi ma la wan conseil constitutionnel la jóge yii ma la wax yépp ma coché la ko dañ ne ñii région non conforme la ma ne la du dëgg ñii fichier électoral bi nekk ministère de l'intérieur ñi ma la wax nii ñépp ay nit la ñu ñoo xam ne ñu ngi ak seen carte électeur te boo demee ci fichier électoral bi nekk ministère tu verras exactement que ñoom Louga la ñu war a wote noonu lañ ko defee ci région yépp Touba dañoo dugal 18000 personnes ñun Touba. ñu ne ñu 18000 yi ngeen dugal 6000 moo ci baax. Dakar ñu dugal 19000 sur Dakar ñu ne 19000 yi ngeen dugal Dakar 5000 moo ci baax. kan la ñuy nax Macky Sall il faut lui reconnaître quelque chose il a le courage de sa logique lu mu wax sénégalais yi def na ko ci ni mu ko bëggee waxoon na ne dinaa def parrainage def na ko. waxoon na ne dina tëj opposants yi ñii mu génne leen réew mi réduire l'opposition à sa plus simple expression def na ko waxoon na ne juróomi candidat moom premier ministre moo ko waxoon fi mu nekk nii mu nga ca yoon boobu Macky Sall lu ko nit mën a waxal nangul ko ne lépp lu mu nas même bu ci loi bi àndul peuple bi ànduñu ci am na fu lay jëf ko waaye li ci des nag mooy peuple bi ci seen bopp ñoo war a xam ne yàlla du wàcc défendre kenn yàlla du wàcc tabaxal kenn këram ku bëgg sa nekkin jag yow yaay jóg xëccool ko sa bopp. d'accord mais bi nga defee tour du Sénégal parce que yow dëkk yi nga wax à l'est du pays ay Kidira jëm kaw loo remarqué ci Sénégalais yi. li ma remarqué ci Sénégalais mooy sonn li ma remarqué ci Sénégalais yi mooy yaakaar bu tas li ma remarqué Maodo ci Sénégalais yi mooy jafe-jafe li ma remarqué Maodo ci Sénégalais yi mooy dëkk yu bari yu amul courant. demal Mexe Lambaay amuñu courant amuñu ndox demal Parba amuñu courant demal. mais am na yu am courant quand même. demal Bono. ma ma jox la benn exemple. oui Médina Sabax. oui 104 villages la. Ouais. Médina Sabax. Ah. 104 villages la. 4 villages ñoo ci am courant. 100 yëpp zéro. xam nga man du ma waxantu dama ne la damay wax loo xam ne. ñi ñaa ngi muy dégg nga dem Bayti Njaay dañ leen sampal ay poto xam nga kañ lañ leen sampal ay poto ëpp na juróomi at ñu sampal leen ay poto te mënuñoo am courant nga dem Taateen Séeréer nooto Jobaas Taateen Séeréer 20 ans mi ngi nii ñuy wax ak ñoom ci waxu projet danañ leen defal courant danañ leen ko defam duñu ko def lii mooy li ma la wax lii mooy jafe-jafe yi ma la wax te mu am ci réew mi nga dem Ngent Paate nga dem Makayob ba ñu demee ñun ñoo taal suñuy lampe oto pour mun nit ñi ñu mën a gisante boo demee Saalum diggante Kaolack ba Malem Odar benn tali moo fa nekk amul beneen tali bu def nii
mais quand même bi ngeen dem jaar ngeen ci infrastructure yi Macky Sall defar piste rurale yi et tout ça am na une électrification rurale boo xam ne xaw na tane. électrification rurale mooy lan luy électrification rurale. courant bi mais demal ci dëkk yi ma la wax nii nga dem nga xool demal Médina Yoro Foulah benn mètre centimètre goudron amul ci Médina Yoro Foulah yépp. ba mu jeex tàkk dans le MIF amul benn centimètre goudron li ma la wax du dañ man du ma waxantu. mais Bougane est-ce que yow doo risque. nga dem ndox mi nag ndox mi. oui ndox mi oui. ndox mi. nga dem ay gaaya boqal. waaw au nord oui. fii nii nga xam ne ndox mi foofu lay jóge jëm si Ndakaaru. dans le Waal ci Waal ay buddi ay nangam dëkk yooyu yëpp ñoom amuñu ndox muñ naan mbagam ñoom nit ñi bu ñu bëggee naan dañuy dem ba ci diggu dex gi tibb pour naan xam nga li may wax nii Sénégalais yi ñu ngi may dégg kon du ma wax ci loo xam ne waxi caaxaan la. lu ma mais bon est-ce que amul looy risqué yow da nga nekk koo xam ne kii yaa ngi dugg ci ay affaire am nga ay médias et cetera. est-ce que régolo gars yi xoj la comme li ma waxoon parce que Barthélémy Dias ñëw na fii confirmé na moom maire la mais gars yi dañu ko xoj est-ce que yaakaaroo gars yi galgal la fenn après élection yi. wala ñu pexeel la loolu laa bëgg mu jóg ci Sénégal loolu Maodo laa bëgg mu jóg ci Sénégal. ku wax dëgg ñu kii la. loolu laa bëgg mu jóg ci Sénégal xam nga li ma bëgg tey Donald Trump bu xalaatoon loolu alal ji mu am ak business yi mu am du nekk mukk président États-Unis yéen ñiy liggéey di ñaq yéen a war a jóg parce que yéen a ngi ñaq au moins di daan seen doole ñoom politiciens yi ñu jiite wax ma ci benn politicien bu mës a jël kees ku mburu teg ko ci koñ ñun ñëpp nangu nañu ne ñoom mën nañoo am xaalis te xaalis bi ñuy am sa ñaq la yow boo liggéeyul fayoo impôt ñoom amuñu lu ñu siime seen cere pourquoi ñun ñu war a nangu ay nit di jël suñu xaalis di ko lekk di ci yaataa yumba di ci gundaandaat ñun ñu war a des ginnaaw. quels que soient les risques. mais miraas naa sama bopp Maodo li may def du pour man li may def pour sa doom la say sët ëllëg la pour suñuy jarbaat la c'est pour les générations futures bu ñu jógul tey lii fi ne du fi jóg et jàpp naa ne Abdou Diouf mënta bon Ablaye Wade bon Macky Sall bon déedéet ñun ñoo war a xoolaat suñu bopp sëñ Moustapha bu Serigne Cheikh da doon wax ne Sénégal du ñu fal dañuy far xam nga boo faree da nga naan diw dafa baax ñoo bokk tariixa ñoo bokk nangam alors que booy fal tu fais appel à des critères wax ma kan lañu fal ci Sénégal koo xam ne laata muy nekk ci nguur def na lu ñu gis amul da nga daan dégg ñu naan la wuy waay góor gee baax góor gee tabe ba mu wàccee 2012 ak léegi déggatoo ku ne la Ablaye Wade tabe na fan yi ngay dégg ñu naan la woy Marème Faye Sall baax kañ la baax bi mu yoree ñun li ñu moom ñun ñëpp. maanaam da ngaa bëgg a wax ne ku falu ba impôt yi ñëw ci yow xaalisu réew mi. waaw ñu tagg la. waaw léegi bu fekkee robinet buy xelli ndox jarta tàccu robinet bu xellee ndox. jarta tàccu dama lay jox benn exemple rek. daawoon nga fi dégg ñu naan la DG port day décanté. diw day décanté. oui bañ ko fa jëlee léegi est-ce que mu ngi décanté tout parce que la mu doon décanté suñu alal la boobaak léegi déggatoo ñu waxi décanté waaye léegi pourquoi ñun ñu war a nangu ay nit di jël alalu réew mi di ko pasaree ñoom ak seeni mbokk ak ña ñu àndal Sénégal rek ngay gis nit naan la kaay li ñu bokk ma mosal la ci li ñu bokk kay ñun ñëpp ci war a yem tant que Maodo changé wuñu rapport yooyu entre gouvernant et gouverné lan moo tax waa France bu ñu leen defaree dispensaire wala poste de santé wala nangam duñ ko inauguré ñun fii bu ñu defaree ñaari case de santé da ngay taxaw di tagg ministre bi naan ko sa ndeyee ko liggéey alors que la mu def muy sa alal yow mii boo liggéeyutoon wala demuloo jënd ci boutique bi ñoom du ñu am impôt bu ñu dajale pour mun laa defal infrastructure de base pour mën a def loolu aussi simple pourquoi ñu war a nangu loolu man éveil de conscience boobu laay woote Maodo. mais Bougane lan moo doon sa coalition amoon nga ay gars yi toppoon sa ginnaaw amoon nga wala da ngaa jéng woon gars yi topp la. non. wala boo jógee fii comme dàq nañ la da ngay dem bootu ji fan. non man kenn dàqagu ma. non attends. dàqaguñ ma xam dégg naa ñoom da ngay def recours. non bien sûr moo tax man la dàqaguñ ma. ah bon d'accord. moo tax man la dàqaguñ ma. kon yaa ngi yaakaar chance ba est-ce que 48 heures yi matul. non du romb na 48 heures la publication des listes. Oui. Après la. ah d'accord publication des listes yi mun na dem ba le 19. donc am nañu temps pour loolu. et je crois que suñu justice. dana fii ak boobu yàlla dana leen wan
ñu xam ne. mais prêt nga déjà pour introduire recours boobu pour nekkaat ci xeex bi. mais ñu ngi ci loolu fi may wax ak yow nii du wan naa la ne. non j'ai vu ab càcc la ñu def ci samay fichier wan naa la ne manipulation escroquerie à grande échelle la ñu def ca conseil constitutionnel ci samay fichier xam nga man. mais est-ce que dañ laa ragal wala. yow pourtant Sénégal nga wuti woon ay nit rek. lu lay ragal waaw mais xam nga lu tax ñu may ragal. waaw parce que dañ maa nattoogut. waaw wax ma kan ci ñoom ci ñu jóg moo mus a feesal stade Amadou Barry bu Guédiawaye wax ma kenn ci ñoom ñi jóg ñi fi ne ci réew mi à part parti au pouvoir wax ma ko mus a feesal stade Amadou Barry bu Guédiawaye woo ay nit joxuloo leen dërëm joxuloo leen yére yabuloo leen ci ay kaar ñu ñëw leen kaay leen ma jox leen nangam nit ñi ñëw public bu responsable ay kilifa ay mukallaf ñëw toog déglu la nga wax ak ñoom ñu jàkkaarloog yow xam ne yow mii dara ñoru la lu may jubbanti Sénégal Maodo man yàlla dimbali na ma li ma am mu bare mu néew maa ngi koy bokk ak doomu aadama yi kon li ma gëm mooy njaboot gi bu ñu leen yërëmul du ñu leen dimbali Maodo Sénégal moo ëpp alal France. lay wax ni. wallahi lazim da nga ci mësul taxaw seetlu rek. ah bon France am na or France am na zircon France am na marbre France am na fer France am na phosphate. mais peut-être que xëy na def ma recherche mais peut-être. non amuñu ko. ah bon d'accord parce que mën ma ko confirmer. amuñu ko. d'accord. France amul or. Oui. Amul phosphate amul zircon amul marbre la preuve suñu zircon bii ñuy jëlee jogo. mais fu ñu koy yóbbu on l'amène dans l'Union européenne. seen centrale nucléaire yi suñu zircon bii moo koy doxal on est le troisième pays producteur de zircon buy dugg Union européenne. donc ñun suñu alal li ñu am ñun ci alal France amu ko li ñu am ñun ci alal Espagne amu ko li ñu am ñun ci alal Italie amu ko mais ñun ni ñu amee lépp loolu la ñu ñàkkee lépp lu ñu soxla ñun dañ koy yalwaane déggoo président de la République Macky Sall nee na at bi mu njëkkee toog weer bi mu njëkk toog dafa jël potam dem France yalwaane ñu jox ko 80 millions d'euros mais loolu gàcce la lu tax parce que Maodo ñun lépp lu ñu soxla dañ koy wuti bitim réew lépp lu ñu soxla dañ koy wuti bitim réew tey boo ñëwee kër ga madame defal la ginaar boo tegee ginaar gi na nga koy lekkee ginaar ga ngay lekk boo moyut bitim réew lay jógee cële ca ëpp soble ga cay dem poobar ga cay dem pombiteer ga cay dem diwliñ ga cay dem bantuk sekkaretu gi lépp bitim réew lay jógee tu sais un pays ne peut pas vivre d'importation bu fekkee ne li nga soxla yépp da nga koy jëli bitim réew ci toskare ak ci ndóol ngay dëkk. d'accord mais Bougane na nga wax léegi wax lu am solo parce que barki démb dañ laa gis fii ci Thiès nga dem ci benn ndaje bu waa PUR ma rappelé leen xëy na feesal nga stade mais yaakaar naa ne PUR yàgg nañoo feesal stade xëy na peut-être xëy na nga fàtte woon mouvement boobu aussi beneen le surlendemain ma xaw ma ñu gis la bon ay c'est des rumeurs que da nga jege ji woon loolu Sonko bon xaw ma nag sa recours bi après fu mu jëm mais est-ce que tey supposons wala ñaar ñi ñeenewuma la ko que tey ñu rejeté waatoon la. da ngay dem ci ñaari. alors je vous explique. dama lay wax rek ne. Issa Sall nee na ñëw nga fa mi ngi lay sant di la gërëm rakkam nga. absolument l'a dit à la région. j'ai de bons rapports ak ñoom ñaar ñëpp xam nga laata parrainage bi di ñëw. pour te dire Sénégal rek moo ma ñor. laata parrainage bi di ñëw. dama yónni ay nit ne leen dem leen gisal ma Ousmane Sonko dem leen gisal ma Issa Sall. parce que jàpp naa ne. mbooloo mooy doole PUR gëm sa bopp ak PASTEF fu ñu ànde dana nu dekkal leneen ci réew mi parce que li ma gëm mooy ñun ñooñu duñu ay politiciens mais ñeneen ñëpp ay politiciens lañu kon ma jàpp ne li ma lay wax nii laata parrainage la Ousmane Sonko mën na ko firndeel professeur Issa Sall mën na ko firndeel ma ne leen nañu toog ñu waxtaan ci contenu programmatique boo xam ne ñun dañ koy bokk bu ñu weesoo parrainage bi il faut ñu fexe nu ñu boolee suñuy doole parce que jimboori mi fi nekk benn du ko sonk nañu booloo pour jële ko fi et li ma gëm mooy yéene bi ñu am xalaat bi ñu am Pastef gi nekk ci ñun bu ñu ko booloowee Macky Sall waxuma la deuxième tour mais du génn premier tour. kon yow bu amee coalition bu forte Macky Sall du jàll premier tour loolu nga jàpp. mais loolu laa gëm li ma gëm man ak li ma gis man ci biir réew mi
te ñoom ñuy gëmloo nit ñi ne Sénégal yi ci biir réew mi ñoom la ñuy woteel du dëgg. ah mais pourtant yéen nga naan fichier bi lëndëm na Aly Ngouille Ndiaye ba yéen am na sax ñu yaakaar ne gagné nañ leen ba pare baal leen ma ci kàddu gi. waaw mais xam nga loolu boo fàttalikoo Ablaye Wade ba mu fi nekkee it loolu la doon wax tey li war a tax rek nit ñi amub xel bu tey mooy ña àndoon ak Ablaye Wade ñëpp ba muy daanu daw nañu fekki Macky Sall maanaam ñun suñu génération ni ñu fi jëlee woon Abdou Diouf. en 2000. dindi fi ñoom Tanor. ak ñoomin Sène. 2012 Ablaye Wade bëgg forcer ñu teggi ko fi. ñun jeunes yi ña ñu fi dindi woon ñëpp Macky Sall delloosi na leen. c'est dire de manière très claire li ko intéressé moom Macky Sall du lenn lu may. Macky Sall bi muy jël gouvernement bi coalition la gagné après mu gouverne ensemble wutandoo ensemble ay Moustapha Niasse Ousmane Tanor Dieng parce que bu fàttali ne deuxième tour 26% la amoon. d'accord na Abdoulaye Wade boo ko jëloon 33%. waaw mais moo tax ma ne la c'est la jeunesse qui s'est mobilisée pour élire Macky Sall c'est cette jeunesse bi fi indi Ablaye Wade jeunesse boobu ñoo taxaw takkaat seen ndigg jëlee fi Ablaye Wade Macky Sall 65% lañ ko jox deuxième tour. ñi ñëpp jóg ànd ak moom c'est cette jeunesse que Macky Sall a trahi. C'est cette jeunesse que Macky Sall a trahi. C'est cette jeunesse que Macky Sall a relégué au second plan au profit des vieillards ay magi 72 ans ay magi 82 ans bàyyi fi jeunesse bi alors que mu nekk jeunesse boo xam ne jeunesse bu déterminée la même jeunesse boobu ñoo taxawaat pour jële fi Macky Sall ak ñi mu àndal. benn du yomb parce que Macky Sall tamit li ngeen baal ma ci kàddu gi sax jékkul mais c'est une bête politique ngeen baal ma ci kàddu gi sax mais maanaam ku xam lu ñuy politique la. dégg naa ko mu naan ñi ñu recalé ci parrainage bi bu ñu mer. waaw ba ngeen ñëw seet nañu dem toog ci touche bi. waaw wala ngeen ñëw. déedéet dafa ne nañ dem toog ci touche bi. waaw loolu la njëkk a wax. voilà waaw normal du football kat xam nga bu doon football kat. xam na ne remplaçant mooy doggali. c'est normal du football kat bëri la xam dégg nga ko muy wax oh fañ tawa caaca. maanaam mbër la gën a niru. mais xam nga ne bu doon football kat du wax loolu parce que football kat yépp xam nañ ni ñi ci touche bi ñooy am lecture de jeu ñi ci touche bi ñooy doggali kon ñi mu jàpp ne recalé nañu leen ñooñu danañu organiser wu pour moom si boppam mbot mu ñu koy dóor du xam fu ñu koy jaar. loolu nga jàpp. absolument voilà mbokk yi ma fàttali ba léegi ñu ngi ci jano bi ak suñu confrère bi di Bougane Gueye Dany su ngeen déggee ma ne suñu confrère parce que journaliste la comme ñun. kër gi jaar nga fi kër gu ma xam. voilà nga dëkk fii jaar nga fii am fi ay rapport yu baax. absolument ak nit ñi fi nekk itam. absolument même le directeur bi ma ko waxee ne ko Bougane il était très content. absolument donc voilà absolument. mais Bougane dafa am loo xam li Sénégalais yi da ngaa jékki-jékki rek jéngu da ngaa jékki-jékki rek comme ni genre Macron yi def man xamu ci réseaux sociaux yi nga jaar xëy et puis. man sax man sa caution xam nga ba noo def parce que attention loolu c'est dafa nekk lu énigmatique. parce que ni Sénégalais yu bari dañ ne mais Bougane lan lay doy am réew Bougane pourquoi mu jékki-jékki jëngu Bougane est-ce que. bu lépp doxoon. bu lépp doxoon na mu war a doxee. man du ma jóg yàlla xam na ko. mais da ngaa gis ne ça ne va pas du tout. ah non ça va pas un pays où la justice est en grève un pays où la santé. est en grève. Une partie de la justice. Oui, c'est la justice. Justice bariwuñu. Ouais. Un pays où l'éducation est à terre. Un pays où le secteur privé est dans les valises de l'État. Un pays où l'économie dépend essentiellement des importations. ñu ne ma réew moomu mu ngi dox moom Macky Sall moo xam réew mi dox réew mi mu ngi dox ci ñoom ñey mos. ak ñi nga xam ne ñoo leen wër te ñuy mos ñun ci suñu ñàq ñoom ñoo xam réew muy dox waaye réew mi ñun ni ñu ko bëggee ñun bëgguñu Sénégal mu rester dans le lot des pays les plus pauvres du monde Maodo dañu bokk ci réew yi gën a deltu ginnaaw ci àdduna du samay wax les 25 pays yi gën a ndóol ci àdduna ñun Sénégal dañ ci bokk pays yi ëpp ndimbal gu ñuy jot ci àdduna ñun Sénégal dañ ci bokk te ji l'islam nee na ñu loxo bi tàllal loxo ba cay teg moo ko gën kon ñun loxo yi nga xam ne ñooy dimbali Sénégal nangu nañ ne ñoo nu gën maam Cheikh Ibrahima Fall da doon wax ne lépp lu ñaq yi maye rus naa koo ñaan suñu borom. kon tey bu dellu si waatoon ñu ne ko Sénégal position bii la taxawee. ñun danañ xoolaat suñu toggaay. Sénégal Maodo dafa bokk ci réew yi ëpp bor ci àdduna
Sénégal Maodo dafa bokk ci réew yi ëpp njublang njuuj njaaj ak wuruj te réew mu am corruption réew moomu du développé mukk. mais bu baax li nga wax léegi seetlu nga ko nga ne bi nga gisee Sonko waxtaan ak waa PUR ngeen dajaloo xam ne bu ngeen defee aw say da ngeen di am doole parce que yéen ñett ñi yéen ñëpp kenn du ci ay politiciens parce que ñeneen ñëpp ay politiciens lañ. pourtant yow tu fais la politique. waaw d'accord na. l'islam ci boppam manière yow borom xam-xam nga. Oui. l'islam ci boppam. bàyyi leen seen jumaa yi bàyyi leen seen jàkk yi aljuma ñëw leen ci jumaa ji. Oui. du woon politique. Oui. bu ngeen di ñëw yoon ba ngay jaar booy ñibbi bul jaar ca même yoon ba D'accord. du woon politique. waaw politique bonut. mais da nga ne mais ñooy politiciens lañ ñaan def coalition ndax ñun. waaw mais dama ne tey. buñ nee la diw politicien la looy xalaat wax naa la ko sànq jox naa la ñetti araf yépp mooy ñi nga xam ne amuñu ngor mooy ñi nga xam ne dañuy woraate mooy ñi nga xam ne et cetera limal naa la ko mooy ñi nga xam ne fu ñu yëkkatee seen kàddu ñu ne wax ji jarta dóor sa doom gis nga ko ba ci maire yi jaaro yi ñuy takk te muy gaaw furi lool dañ naan jaaroy politique la parce que xam nañ ne day cenc mayin alors pourquoi ñu war a jàpp ne ñooñu war a jiite Maodo luy defar dëkk bi yow war nga cee dox te yaa ngi ciy dox. absolument waaw lu tax tey jëluloo politique def ko métier Serigne Cheikh Al Maktoum da doon wax ne kuy dunde politique doo gor kuy dunde arxuraan doo gor mu ne ñaar yooyu yëpp orientation la war a doon ci dundinu doomu aadama c'est important malheureusement ñun ñi ñu jiite dañu jël politique def ko liggéey ñaata ci ay nit nga fi dégg ñu naan la milliardaire lañu wax ma benn kees ku mburu bu ñu teg ci benn koñ boo xam ñaata du ñu jeex ñu naan la diw jënd na villa nangam diw am na compte XY semaine bi dégg nga benn journal nee na y a 1000 milliards yoo xam ne 2012 ak léegi génn na Sénégal ci ay flux financiers illicites te ñooñu rapport yi nga xam ne def nañ ko dañ ne les personnes politiquement exposées les PPE ñoom ñoo ci ëpp. waaw lu tax ñun ñu war a nangu ñuy jël suñu xaalis. di jël suñu alal. suñu benn confrère bu ñu xam ñun ñëpp ñu xam ko muy Cheikh Yérim Seck dafa poser benn question barki dem boo Ndiaye président de la République te loolu moom média yi ñun sax dafa naa am nañ éléments yi Macky Sall taxaw ci télé bi ne dañuy récuser Ousmane Ngom du defar suñuy élection ñu laaj ko mën a mësuma koo wax. waaw ba noppi daal ne ñu ne ko yéen li ngeen di kaas pour Aly Ngouille Ndiaye jolof bi mu jóge fi mu ne moo ko def. waaw loolu autorité bi moo ko def. waaw loolu mooy politique en wolof. waaw non ñoom nee nañ loolu mooy politique. ah waa déet. non c'est mais ñun Sénégal dafa mel ni ñooñu lañ bëgg ñi mën a wax léegi weddiwaat léegi ñun ñooñu lañ bëgg parce que dafa mel ni ñi fi nekk sénégalais yi déterminé wuñu pour jëlee leen fi xam nga ministre Mame Mbaye Niang dama ko dégg ñu ne ko wuy Boun Abdallah Dionne nee na juróomi candidat rek ñooy mën a jàll mu ne loolu de sama premier ministre daf ko wax rek waxi politique la tu te rends compte. c'est lui-même moo ko wax. oui mu ne loolu de waxi politique la tu te rends compte ça veut dire que ces gens n'ont aucun respect pour les Sénégalais mais nag mbéjum kanam boroom a koy fajal boppam ñun bu ñu nangoo jóg taxaw Sénégalais yi jóg taxaw lii fi ne te politiciens yi di ko fi def di nga xam ne askan wi ñoru leen Maodo Kër Massar ñaata quartier la Kër Massar gii ñaata quartier la 140 quartier Kër Massar centre de santé la ñu am bu ñu amee malade yu leen jaaxal dañ leen di référer biir Dakar Maodo est-ce que xam nga Kër Massar benn brigade gendarmerie moo fa nekk 16 gendarmes ñoo fa nekk benn oto la ñu am et c'est 500 000 personnes au moment où le ministre de l'Intérieur au moins 15 gardes du corps ñoo koy wër ça veut dire moom personnalité moom ministre de l'Intérieur moo gën 500 000 personnes yi yeewoo Kër Massar Maodo est-ce que xam nga Malika gii dañuy naan ndoxum teen ba tey Maodo est-ce que xam nga Tivaouane Peulh gii dañuy naan ndoxum teen ba tey boo jàkkaarloog nit ñi di leen wax ay TER ay branchement yu gouvernement bi di def xëy na bu ñëwee ak si Dakar bon jóge Kër Momar Sarr xëy na bu branchement yi xam nga projet boobu kañ la woon le projet Gorom Ramsar oui ñaata xaalis ba ñaata la woon 800 milliards da nga dégg luñ ci wax xam nga projet boobu lan moo doon projet bi dañu waxoon ne projet boobu fépp fuy village danañ fexe ba ndox dem fa waaw xam nga waa Jogo
waa Fass Boye waa Andal. waa Touba Diogo. waa Andal 1 Andal 2 waa Camrous. ndox mi ñuy naan yow doo ko jox sa xar doo ko wëggee sa xar yow. ndox ma ñuy naan ñu ngi may dégg. doo ko wëggee yow sa xar. 800 milliards yi mais projet bi mi ngi dem quand même. mais laaj ko président bindoon naa ko lettre ci projet boobu tontu wuñ ci ba léegi. ana xaalis boobu le projet Gorom Lamsar ana xaalis boobu xam nga lan lañ def. dañoo dem dans la zone des Niayes Jandeer. dans la zone Jandeer ak la ko wër noonu. xam nga lu ñu fa def. dañ fa daal di ay bayaax ak yooyu zone boobu nga xam ne zone culture maraîchère la. ñu dem ay kër njaayloo jëm ci yëpp xam nga lan lañ fa def dañ fa gas 13 forages 13 forages yooyu di manque ndox mi ci nappe phréatique bi ñu koy jël di ko indi biir Ndakaaru comme si Sénégal Ndakaaru la yem ñoom ñi nekk ci zone ñaay bi yëpp culture maraîchère bañ doon def daanaka mënatuñ ko def pourquoi. parce que nappe phréatique bi la gars yi di. mais oui muy wàññi alors que le projet devait permettre une adduction d'eau boo xam ne day jógee Kër Momar Sarr fexe yegg fépp ci Sénégal Maodo loolu mooy priorité Maodo xam nga luy priorité fexe ba Sénégal ñuy bay noor ak nawet Maodo su ma yéene mooy fexe ba gas canal du Cayor def ko muy 395 kilomètres large de 5 mètres ak profondeur u 1 mètre 50 fexe ba def ci ay démultiplication diggante Kayoor Bawol Jolof ba ci Siin ñuy mën di bay normalement di bay at mu nekk diversifier filière agricole bi waaye dugal ci industrialisation parce que Maodo réew du mbay moo koy jox xaalis transformation mooy joxe xaalis soppar ñiga mooy joxe xaalis fexe ba suñu baykat yi ñu jàppale leen tey Maodo baykat bi ñuy jaayloo kilo gerte 210 francs mais est-ce que xam nga baykat bi mën naa am ci kilo gerte googu 2000 wala 2500. comment ça. ok boo jëndee kilo gerte. ci baykat lu mu la koy jaayee 210. tey yaa ngi Dakar dugal ci suñu supérette yi fii biir Dakar caaf gu ñu def ci mbuus seen mbuus yooyu en sachet ko paqueté ko. 100 grammes maanaam kilo ba nga jënd ci baykat bi ñu diviser ko par 10. 100 grammes xam nga lu muy jaar. xam nga lu muy jaar. 500 francs boo jëlee butéelu 1 litre verre ñu sol ci caaf ba mu fees xam nga ñaata lañ koy jaayee fii biir Ndakaaru 2000 francs donc transformation mooy joxe xaalis. Ah d'accord, je comprends. C'est ce qu'on appelle le secteur secondaire parce que mbay secteur primaire la. Transformation mooy secteur secondaire waaye distribution ba njaay ma mooy secteur tertiaire. D'accord. léegi ñun. Oui. 1,4 million tonnes gerte la ñuy am. suñu huiliers yi nekk fii ñaata la ñu mën a absorber 300 000. léegi mu des ñaata 1 million 100 lu ñu koy def dañ koy jaayi bitim réew boo ko jaayee bitim réew ñoom ñu defar ci saabu defar ci yeneeni produits yu mel ni chocolat yu mel ni pâte à tartiner et cetera delloo si waat yow jaayaat la ko biir Sénégal pourquoi. d'accord mais daanaka lu mat juróom minute moo ñu dese Bougane bu fekkente ne Aly Ngouille Ndiaye mooy organiser élection yi te ngeen ragal ci lu bëree bëri ak fichier bi déjà ci la nga fi révélé léegi est-ce que de facto perte leen élection yi. dama ne na Sénégalais yi am fulla génn dem jëli seeni carte électeur ñu wote ñu jëli fi Macky Sall loolu mooy wax ci Ablaye Wade moo gënoon a tabee Macky Sall Ousmane Ngom moo gënoon a jege Ablaye Wade fuuf ni Aly Ngouille Ndiaye jegee Macky Sall te bañ leen fi waree jële dañ leen fi jële il faut pas ñu ñuy nax il faut pas ñuy nëxal xelu nit ñi sénégalais bi mooy tànn ak pexe bu Macky Sall mun a am nit ñi buñ ko fi waree jële bu nit ñi génnee dana fi jóge Yaya Jammeh moo ëppoon doole Adama Barrow moo ko fa jëlee te foogu ko woon la preuve que jiite woon parti Adama Barrow moom Adama Barrow trésorier wu parti ba la woon. c'est clair. que jiite woon parti bi muy Ousseynou Darbo ñàkk gëm ne mën naa daan Macky Sall moo taxoon mu jiital trésorier wam trésorier ba moo nekk président kon de manière très claire Macky Sall bu Sénégalais yi déterminé woo jóg taxaw génn dem jëli seeni carte électeur buñ leen joxul seeni carte électeur seen droit la ñu jóg dem foqar ci ko parce que seeni carte la seen droit la Macky Sall tànn na ñi muy xëccool
tànn na candidat yi tànn yegg na sax ba tànn ci ñuy voté parce que li ma la wax léegi non électeur nga am sa carte électeur am sa lieu de vote circonscription am bureau de vote ñu jàkkaarloog yow ci fichier bi ne la yow doo voté c'est du n'importe quoi. léegi daal kon jàpp ngeen ni comme li ko suñu confrère boobu jiite time waxee ne daal Moutbane ne fichier bële dañ ko piégé jox ko gars yi xamuñu ci la xew loolu c'est avéré. mais fichier boobu baaxul mais fichier boobu dégg gisoo li ma la firndeel nii. non gis naa firndeel kay. xam nga yii dañ ñu ko jox ne ñii ay région non conforme la. oui waa région non conforme yi xam nga lii 60 personnes la. Ouais. ci 60 personnes yi ñun 20 personnes la ñu jël au pif. mais 20 personnes yii yëpp baax na 20 personnes yii yëpp seeni région de vote nii la mais ça veut dire tout simplement conseil constitutionnel li muy liggéey xamu ko. ça veut dire tout simplement que conseil constitutionnel ils sont manipulés. ça veut dire que tout simplement conseil constitutionnel dañ leen dugal ci benn opération de manipulation à grande échelle boo xam ne ñoom xamuñu ci lu ñu leen dugal wax naa la ne conseil constitutionnel amuñu xam-xamu informatique dañuy nar a àtte ci loo xam ne ñoom xamuñu ko Maodo et c'est dangereux nit koo xam ne da nga assermenté waat ci sa aqulaay taala ne dëgg dong ngay àtte war ngaa looy àtte nga xoolaat ko parce que lu nit wa àtte tey jii dana ko àtte ji ëllëg te li ma gëm mooy ñoom lii ñu leen dugal dana leen topp ba seeni njaboot. mais Bougane li ngay wax ni lépp te nga andi ci preuve yi tey boo defee sa recours ba pare gars yi ne la baaxale nga nag. mais kon nag est-ce que dans ce cas-là da ngay attaqué waat fichier bi. mais forcément mais le fichier bi il faut ñoom ñu joxe ko xam nga li ma bëgg ñu comprendre ko mooy ñoom. ay nit ñu leen gën a xereñ rek ñoo nekk ci touche bi ci wàllu informatique fichier bi nañ ko joxe lu tax nangu ñoo joxe fichier bi tey professeur Issa Sall bu PUR ça fait combien de temps muy liggéey ci mbiri élection 20 ans lijjanti wàllu informatique kooku ñoom mën nañ koo nax ci lenn Khalifa Sall lu tax ñu tëj ko kaso pour yow. dafa jël nee nañ xaalis. mais dafa jël xaalis. loolu lañ wax. waaw d'accord léegi nañ demee suñu xel rek. waaw dafa jël xaalis. oui d'accord kon biñ koy àtte affaire xaalis la. waaw kees la. waaye léegi déggoo avocat état bi. oui ñu naan wuy Khalifa Sall mënta bokk ci élection yi lu si seen yow nit da nga ne dafa jël xaalis mbirum xaalis moo tax nga koy topp waaw léegi yow kay li tax ñu topp loola ko mbirum xaalis la lu ci mbirum élection di wut. xam nga day tekki rek ne Khalifa Sall xam nga je te dis tey lan moo tax ñu tëj ko. xam nga Khalifa Sall c'est un expert électoral est-ce que xam nga loolu. waaw dégg naa ñu koy wax. est-ce que xam nga lépp lu ñuy def ci wàllu élection Nations Unies. Union africaine duñ ci def lenn luñ ci boolewul Khalifa Sall. donc njublang gu ñu tegoon ci wàllu élection moom Khalifa Sall mënoon na koo teggi. léegi nag ñu bañ mu tekk ko ñu dugal ko ci kaso bi. mais looloo tax moom Macky Sall wax na ay chef d'État africain ne leen Khalifa Sall du ma ko bàyyi lu may élection yi weesu. non France 24 dafa ne non xëy na bu gagné man na. c'est un homme de dialogue non loolu la mu wax France 24 la man bii beneen information. la boobu aw ma ko. dama ne la. boobu aw ma ko non man du ma waxantu. non je suis d'accord avec toi parce que oui. dama ci rajo laay waxee. Sénégal ñu ngi may dégg. oui moom Macky Sall moo wax ay chef d'État africain ne leen. Khalifa Sall du ma ko bàyyi lu may élection yi dafa weesu. waaw kon léegi kon mais Bougane li nga wax doon na war di. information la loolu kay c'est une très grande information. information la kon kay loolu mooy kaay ma tëj la ba pare bu mën a dindi la wala bala fa. waa léegi Karim Wade ñaata lañ ne moom la yore réew mi. 138 milliards 138 milliards. waaw oui ñu jox ko avion. jox ko jet privé. mu génn réew mi dem Qatar. dañ fee fanaan waaw. ñaata mbokk nga am yu sàcc ginaar yu mënut a dellu seen kër. bon je sais pas. ñaata mbokk nga am wala nit ñoo xam ñu sàcc ginaar mënut ñu ñoo dellu seen kër. ñaata rek joow loo xam lan moo leen intéressé 136 milliards yi suñu xaalis la waaye nit ki demal génnal réew mi mu ne la waaw dem naa waaye nga taxaw fële di ko artu naan ko boo dugg see ci réew mi rek di ñu fayaat suñu xaalis lan moo la intéressé waa ji génn réew mi wala ñu jotaat suñu xaalis. Khalifa Sall dañ ne dafa jël 1 milliard 800. mu ne d'accord nee ngeen jël naa waaye man mën naa leen jox garantie leen 2 milliards ñu ne ko déedéet. yow sa 2 milliards yooyu ñun intéressé wuñu danañ la tëj kaso juróomi at waaye danañ la alamaan juróomi million lan moo leen intéressé tëj waa ji kaso wala jëlaat suñuy milliards xam nga il faut nit ñi yeewu
non d'accord maa nga xam naa logique bi ngay waxee nii mais man kay li ma jaaxal mooy comment Macky Sall peut dire à ses confrères à ses collègues que sa waay dama ko xanaa après élection yi waaye dama koy tëj daanaka bu ma déggee sa la ñu wax loolu nga wax. mais c'est exactement ça déggoo li ma la wax léegi avocat yi layal nguur gi. lan la ñuy xëccoo diggante ñoom ak Khalifa Sall du xaalis bi yaa ko jëloo ko du loolu moo la ñu xëccoo. oui waa dégguloo caisse d'avance bi waaw caisse d'avance la. oui waa dégguloo yow. avocat wu nguur gi démb ñu taxaw ne waaw Khalifa Sall du bokk ci ay élection waaw diggante xeex mbirum caisse d'avance ak nit kuy bokk ci élection lu ci seen yoon. parce que dañoo tëj Khalifa moo tax. waaw mais kon moo lay wan ne du affaire caisse d'avance moo leen intéressé lapsus la c'est un lapsus révélateur boo xam ne nit ñi bàyyiwuñu ci xel ça veut dire tout simplement Jimbori mi leen yónni moom briefé na leen li leen intéressé mooy waa ji bu mu bokk ci élection yi mais Macky Sall na xam ne. yàlla mooy joxe yow gis nga Bougane su ma déggee sa galan wax mooy élection yépp ñoo Macky Sall lañ koy truqué. mais loolu processus bi yépp mais loolu lañ bëgg. ña fi nekkoon ci jamonoy Ablaye Wade loolu lañ doon gëmloo Ablaye Wade loolu lañ ko doon gëmloo yow ba ci jouru élection yi dégg nga waa kër Ablaye Wade ñu taxaw naan dañuy am 51% dañuy am nangam %. waaye booba sóoraale wuñu kun yàlla mooy joxe nguur. waxul ne bu ma koy jël dama koy rocci déedéet. lu mu wax. moom kay. dama koy bif. waaw foqat kay. dama koy foq du foqat dama koy bif. waaw mooy xëcc quoi mu dañ. voilà mooy bif. genre rocc bu dëgër la. rocc bu dëgër la mooy bif. loolu mooy bif. kon. ca sourate Ali Imran waaw. ma ngoog kon il faut moom Macky Sall mu comprendre ne warul def moins que maître Abdoulaye Wade Ahmed Abdoulaye Wade lu ko nit mu waxal xam ne c'est un gentleman. il faut nag ñu nangu loolu. et que Macky Sall comprendre ne. Sénégal du jeex ci nguuram. tàmbali wutit ci nguuram. kon war na fexe ba woy bi ñuy wutal Sénégal. mu nekk woy boo xam ne woy wu rafet la d'autant que moom c'est un jeune. tey bu jóge woon ci nguur gi. dafa am leneen lu mu mën a defi. wala mu bokkaat sax ci ñi nga xam ne dañuy tabax réew mi xam nga man awma problème ak Macky Sall. bu ko gisoon dama koy nuyoog ñaari loxo. xam nga lan laa d'accord ak moom. ni mu yore réew mi. manière bi muy doxale moo la neexul. xam nga boo yoree réew. li fa baax yéene woo ko waa réew mi. waa bitim réew nga ko yéene. gëmuloo sa waa réew. parce que jàpp nga ne lépp lu gën rek yow bitim réew nga ko war a yóbbu. et li koy firndeel Macky Sall photographe bi koy photo sax tubaab la suñu impôt lañ koy fayee. d'accord Bougane jërëjëf Bougane parce que waxtu bi ñu ngi may signaler dama pratiquement ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm parce que tamit daanaka sax dañu laa fëkk rek parce que amuloo woon jot dem ba léegi maa ngi topp ci yow. mais comprendre naa la parce que tamit liggéey bi nga nekk xat na lool. mais comme rajo bi da nga cee bokk. bokk ci groupe bi. jaar fii nekk fii journaliste liggéey fii. nit ñi xam la ci presse bi ngay nit koo xam ne kii ku ci bëgg liggéey bi nga sant nañ la bu baax gërëm nañ la beneen dimanche incha allah daañu di kat ci beneen invité mbokk yi ñu doon déglu tam ñu ngi leen